auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yonent bi di baalu ñëpp àq ci koor gi ñu dugg yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ay déwén yu bari kenn bañ ci manqué. démb dama ñëwoon di waxtaan ak waa Sénégal waa diaspora ci page wu les activistes ma am lu ma ci rafetlu parce que nga dugg ci wax sa xalaat am ñu bëri ñu ko apprécier am ñoo xam ne tamit d'accorduñ te je pense que ne loolu mooy àdduna nit ñi lu nekk lañ mën a d'accord te ku am unanimité yàlla mayu ko kenn da ngay wax ñi d'accord nga wax ñeneen bañ a d'accord ñi d'accord ñoo xam lu tax ñu d'accord ñi d'accordul tamit ñoo xam lu tax d'accorduñ mais ñëpp dañ leen koy nangul. ma wax ci thème bi le résumé du film horreur bu ragallu woon film bu ragallu ki nga xam ne scénariste bi muy Mamour Diallo ak actrice Adji Raby Sarr bi nga xam naa ne mauvaise kii la moom c'est actrice jouam baaxu ma wax ci yu bëre démb ci biir loolu ma tudd ci El Malick du pour dara pour nit ñi bañ a wax wala bañ a xalaat sama kilifa la parce que lu tax sama kilifa la parce que moo yor ci communication bi kon ci parti bi la bokk aw ma ak moom xaar ma yàlla ci dara damay wax rek lu précis amaluma ko benn rancune amaluma ko benn jafe-jafe mais dëgg bu jotee ci sama xaar ma xam danga koy wax parce que sama maam daf na ma doon wax loolu sama maam bi ma yar dafa ne jibi lu mu métti métti bu dëgg jotee na nga ko wax kon daj ma ci mosu sax dóor ma dem jël cere li ñu ne oggu cere loolu ñi nekk Saalum yaroo fa xam nañ ci dara ma jël ko lekk ko mu jàpp ma kay dañ ma dóor bu muy bëgg a dee ma wax ko mu ne ma yow yaa ko lekk ma ne ko lekk ma ko mu ne ma kaay nag gis nga même buñ lay rayati nar la tëral di la rey sax buñ la ne yaa ko lekk yow waxal na maa ko lekk maanaam pour wane ne dëgg boo ci nekkee bul ragal dara waxal li nga war a wax du nit ki mooy kii yàlla mooy wax na ne dëgg la bëgg kon waxal dëgg te yàlla tax looloo tax rek li ma doon wax ci El Malick ñu bëri yaakaar ne pour dara la aw ma ak moom xaar ma yàlla ci dara amuñ nag relation dara nag aussi mais nag keroog ni mu defoon dama ko rafetlu wul rek mais bu loolu jeexee jeex na ñun dañuy continuer te je le donne le respect parce que suñu kilifa la ci Pastef ak ku mënti doon je te respecte comme ni ma respecté Ousmane Sonko noonu laa bëggee tamit ñu respecté ma comme ni ñu respecté Ousmane Sonko parce que nit lañ ñun ñëpp dañuy bay suñu waar rek projet la bu Ousmane Sonko teg ñun ñëpp ñu war ci nekk képp koo xam ne dafa war a fànq projet bi dañu war a waxtaan ak yow fexe ba nga ñëw à de meilleurs sentiments boo mënu ñëw à de meilleurs sentiments ñu génnee la ci loolu mooy bëgg-bëgg patriote yi parce que projet la ñëpp gis ci seen bopp loolu tax ñëpp topp ko du pour dara loolu rek a tax ñëpp topp le président Ousmane Sonko projet la bu nit ñi gis seen bopp kon loolu c'est normal ci biir loolu yonent bi moo gën ñëpp bu amoon lu muy wax xam nga gin li mu neef kuy baax moo la gën a baax kuy dëgg kuy wax lu nekk moo gën ñëpp ci ñun jullit mais bu waxoon Seydina Ali da ko doon laaj ne ko lii sa wax la wala waxu yàlla la bu dee waxu yàlla la amuñ luñ ciy wax bu dee waxu nit nag am na luñ ciy wax kon dëgg la kon ku am le monopole amut yàlla mayu ko kenn kon loolu moo tax bu nit boo yaakaaree ne li mu nekk wala nangam d'accord ci waxal du dara même Ousmane Sonko mi nga xam ne moom laay jàppale gëm naa ne te ñeme naa mu def lu dul yoon mën a d'accorduma loolu ku nekk sañ nga ko d'accorduma nii moo dàq ak lii loolu ku nekk sañ nga ko parce que àdduna lañ nekk dafa am lu dal Macky Sall muy Buur Sall xam nga lu ko dal mooy nit ñi ñemeetuñ ko ñi ko jege ñemewuñ ko wax dëgg wala ñemewuñ ko wax lan mooy yoon te kilifa boo nekkee moom danga koy nangoo ñeme wax dëgg Matar Seck Mboro dafa ne képp koo mun te muñ lu mu yor munoo ko wax dëgg
képp koo munta muñ li mu yor munoo ko wax dëgg te muy dëgg. nit li mu yor boo ko mënee muñal rek amul problème mais boo ko mënul muñ rek lum la wax nga ne waaw. loolu tax ñi jege buur Sall duñ ko wax dëgg wala duñ ko wax li ñu xalaat bu juumoon sax kenn ñemewu ko wax ne ko juum nga te loolu du mbiru nit du mbiru jullit du mbiru gor. gis nga nit boo àndeek moom lu mu métti métti taxawal ne ko lii dëgg la wala lii du dëgg. loolu moo indi problème bi ci affaire Adji Sarr. ci biir loolu ni ñuy wax rek dañoo dese xam sunu borom ku ko xam waroo ko ragal. le 2 ma ñëw ci kii bi tuuti le 2 février 2021 ñu ne mooy dernier jour bi ñuy wax le viol imaginaire ci Adji Sarr mu ne Ousmane Sonko moo ko def loolu ci li mu wax. ma déglu Pape Ndiaye déglu Babacar Touré déglu Pape Alé Niang ci biir loolu ma lire benn article bu am solo am na du dëgg la ma lire di apprécier comme ñëpp. expert judiciaire bi xam nga lu mu wax moom ci viol rek lay xool. nee na mu ngi tudd Seybani Sougou mu nekk article bu ma lire mu neex ma ba pare ma gis ci li ma gis mu doy ma waxuma nag am nag amul. mu ne article 320 ci code pénal dafa wax ne viol fépp fuñ koy gis wala fépp fuñ koy nangu ci 320 article 320 mu ne le pénal dispose qu'il y a viol dès lors qu'il y a acte de pénétration. acte de pénétration mooy ku yegg ci jigéen te neexu ko. de quelque nature qui se soit commis sur une personne d'autrui. ku mënti doon rek boo tëddeeg moom te neexu ko rek def nga benn acte boo xam ne rafetlu wuñ ko kon mën nañ ko tuddee viol. ci acte pénétration boobu ñu ne dañ ci war a gis lésion maanaam gaañu-gaañu ci gaañu-gaañu boobu moo tax ñuy xam ne danga kaa violé. ci biir violence boobu acte bi nga koy def di ko violenté mooy dafa war a am tracé maanaam loo xam ne mooy mandargal ne danga ko sàkk ko te neexu ko. violence boobu nag moom la ñu ne hématome sur certaines parties du corps maanaam ci sa yaram nga gis ci loo xam ne lu tax mu defoon la loolu neexu la muy gaañu-gaañu wala quoi que ce soit nga xam ne amoo ci pressentiment ngeen d'accord consentement du moins. kon loolu moo indi loolu moo indi ci viol. ñu ne wala nga yor arme bu mënti doon arme blanche arme à feu lu mënti doon na doon arme rek wala nga bett ko surprise ko nga jokko nga sàq ko te neexu ko nga surprise ko maanaam nga bett ko nekk ak moom te tayu ko. ñu ne loolu que moom la ñuy wax un viol établi. il faut que le victime présumé prouve maanaam ki ñi nga wax ne dañ ko tooñ daf ko war a prouver. dafa war a prouver ne lii ñeent yi am na ci moom lii lañ ko ci def pour ñu mën a xam ne viol am na wala viol amul. kon loolu mooy mu ne acte violence acte viol du moins ci article 320 ci code pénal moom moo ko wax. kon xanaa loolu leer na ci li ma jàng liir ko. defuma droit xawma droit mais ki am droit xam droit moo ne lii la. ñi gën a jàng droit nañ ñu wax ndax loolu am na wala amul. kon loolu xanaa je pense que ne leer na. ñu ne 4 éléments yooyu mooy lu précis pour nga démontrer que ne y a pas consentement. parce que ku ñuy forcer ku ñu yegg ci koom te tey neexu la ku ñu dóor wala ku ñu teg pistolet wala nangam kooku mooy neexu la dañ la violer. mais ci biir loolu maître El Hadj Diouf bi ma demee ak moom ci TFM moom dafa ne
dafa am ñaari pistolet jour boobu sax Fou Malade nee na ko ñaari pistolet kon da koy teg sàkk ko ba pare loolu sa xel daf ko nangu moom moo ko wax de kon gis nga àdduna ku nekkul ci dëgg tôt ou tard dëgg day ñëw jeexal ko mun ngeen ci def ay kër pour ñu bañ a couper live partage ko aussi tamit ñu ne ci biir loolu le dossier médical bi nga xam ne mooy certificat médical wala ñu ne rapport médical bi nga xam ne ki ko établir mu ngi ko établir ñu ne le 3 février par un gynécologue ñi nga xam ne ñooy càmbar jigéen ñi ci bu ñu nekk en état wala bu ñu kii ci seen gynécologue daal moom je pense que ne wax gi fi am na ñëpp xam nañ li gynécologue mu ne le 3 février ci sugu moo ko wax de mu ne le 3 février 2021 le gynécologue docteur Alfousseyni Gaye bi ñu respecté ñu bëri bàyyiwuñ ko xel mais ku def lu am solo la parce que jàng dara dëggal ko def leen ko ba mu rafet loolu ñu ko mën bëriwul kon kooku gàcce ngalaama moom Alfousseyni Gaye respect pour lui mu ne agissant sur réquisition numéro 091/2/SR du 3/2/2021 aux fins d'examiner la nommée Adji Sarr conclut que l'examen du moins réalisé ne retrouve pas de lésions vulvaires et constate qu'il y a un ancien déchirure de l'hymen waxuma ko yëguma ko mais docteur moo ko wax kon ci ci certificat médical bi loolu la docteur wax ñun ñi nga xam ne suñu jàng sax sorewul xam nañ ne loolu mooy ki ñu bindal certificat médical bi mooy gaañuñ ko 24 heures yi tëddu ci góor troisièmement amul lenn loo xam ne gaañu la vulvaire constaté wuñ ci dara lu dul lim ci gis mooy une ancienne déchirure de l'hymen kon maanaam mos nañ yegg ci kawam kon ay góor yàgg nañ ko sàkku moom loolu la gis docteur moo ko wax ci Alfousseyni ñu ne mooy docteur bi Gaye kon Seybani Sougou mu ne lii moo nekk ci PV ba ah wax dëgg yàlla loolu de ak précision yii mu joxe xel nangu na ko wala boog rafetlu nañ ko bu dul dëgg ñu ne ñu du dëgg li mu wax wala la ñu bindu amul ku nekk mën na ko démentir mais li ma liir dégg mooy lii ñu ne ci loolu le PV d'enquête préliminaire de la section de recherche ñi nga xam ne ñoom ñoo ci habilité pour wax ci xool ci plainte numéro 078 du 5 février comme violé nañ ko le dernier viol bi ñu ne mooy le 3 de le 2 le 3 docteur gis ko le 5 ñu laaj ko ay question ci gendarmerie ñoom ñoo ko wax de man liir rek laa ci def damay di gis rek di liir kon Seybani Sougou moo wax lii ne docteur bay wax lii enquêteurs yi ñoo wax lii kon xanaa loolu 3 auditions yi ñu defal Adji Sarr ñu ne na laisse place à aucun doute kenn amul yaakaar ci li mu wax kon li mu wax nekkul lu fondé ñu ne il apparaît un certain nombre de contradictions et incohérences maanaam li muy wax ak boo ko dégloo ku ñu violé wala ki ñu jaar ci kawam war na mën a nekk lu xel mën a nangu ba boo waxee kenn amul lu mu ciy teggi sans kenn nga laaj kenn sans kenn laaj la yow li ngay wax li nga dund moom jarul kenn di ko wax yow yaa koy nettali nii la demee nii la ma def nii loolu jarul nga koy wax loolu ci xale lañ koy laaj sax muy jaxasoo mais ci mag ku mës a xam dara kon kooku
buñ la ci violé war nga mun a nettali lépp lu cohérent kon loolu xel nangu na ci biir loolu ñu ne ñu laaj Ndeye Khady man nag dama koy remercier solennellement muy Ndeye Khady Ndiaye jigéen ju baax a ngi noonu jigéen ju gore jigéen joo xam ne dañ ko war a respecter ci réew mi parce que li mu engagé yombutoon de ci moment bu très difficile boobu man moom bu ma doon kii Diagne Solution man nommé naa ko maanaam lieutenant de l'ordre national du mérite kon defe naa ne mun nañ ci def ay kër ñu may ko 10 secondes pour Ndeye Khady Ndiaye respect à Ndeye Khady parce que jigéen ju am valeur parce que wane na valeur pour wane ne nit ñu baax ba léegi ñu ngi ci réew mi lu bon bëri na fi mais am na ñu diiñ nag nga nekk sa ndaw di liggéey yor sa société di ci suturlu louer sa appartement fa ngay lekkee fa ngay dundee fa ngay defee sa métier kenn xamul nu mu def ba dajale ko ba am ko bay liggéey yàlla di ko ci suturaal ñu xëy suba yàqal ko lépp ba tey kenn xamul ci lu mu nekk xam nga ne loolu métti na ci loo xam ne ñi ko def ñoom ñu ngi ci am des millions te mu munoon am ay millions parce que ci dossier bi ñu ne toujours ci ñu ne PV bi de ñoom ci li ñu wax li ñu bind ma liir ko mu ne lu tax ma ne la ñu jox ko l'ordre national du mérite dañ ne il faut répondre aux deux conditions suivantes képp kuñ ko nar a jox rek da nga war a am mérite sur l'exercice pendant au moins 10 ans ci fonction publique wala civile wala militaire ou d'autres activités privées kon nag moom war nañ ko mën a jox ordre par Diagne Solution nag maa ko wax de nañ ko jox ordre national du mérite parce que mérité na ko kon loolu leer na biñ ko laajee ci enquête yi mu def ñu ne moom elle constate des déclarations à insister sur le trait de personnalité d'Adji Sarr décrite à la fois comme manipulatrice du moins et affabulatrice maanaam lépp lu muy wax du dëgg day jaxase day indi ay polémique indi ay kii kon kooku preuve yi muy joxe du leen lu leen doy moom mu wax ci ñu ne ci biir PV bi ñu ne li mu wax ci biir PV bi nee na jox nañ ko enquêteurs yi jox na leen du moins benn carton boo xam ne Adji Sarr moo ko joxoon parce que nee na ko woon test de grossesse la waaw moom xanaa grossesse bi moom ba léegi doom du am yéen jigéen ñi yéen ñi gën a xam mbiru ëmb ndax ku toog 9 mois doo am doom 10 mois 11 mois 12 mois 13 mois ba 14 xaw ma ñu ngi ci 15 xaw ma 16 mois waroo am doom ba léegi ci test de grossesse bi dafa ëmb waaw bu yàqoo tamit waruñ mun a xam ne daa yàqu gis nga caaxaan baaxut li ñu ne wax gudul dëgg day jaar ci escalier wax gu dëggu day jaar ci escalier wax gu dul dëgg jël ascenseur te ki jaar ci escalier moo koy njëkk lu mu yàgg-yàgg dëgg rek mooy mucc kon war na mën a am doom xanaa buñ ne le 2 février mooy dernière kii bi ci la nekkoon nu mu tuddati ci lañ sëy ak moom jël kii bi yóbbu ko mu dem porter plainte texte grossesse moom la Ndeye Khady wax moom ba mu ko remettre mu ne parce que ci biir loolu mu ngi doon inventé ne dafa ëmb ba ay guddi da doon quitté ci salon bi mu ne pour justifier rek am na des jours yoo xam ne en pleine nuit mu quitté salon bi xam naa loolu nag mooy 17 jours yi sunu activiste muy Morgan wax xam naa ne ci les fameux 17 jours la
ci la loolu ci la doon jéem a indee jafe-jafe yooyu ci biir loolu ba tey ñu ngi ci lan ñun bu ma juumu du tey ñu ngi ci 5 doom judduwul dégguñ doom bu maanaam lu yàqu kon lan moo tax non yàlla rek ay yàlla lu dul yàlla neen la kon nag moo tax ma ne la respect buñ jógee ci Ndeye Khady comme defal nañ ko ordre national du mérite ñu dem ci Ibrahima Ndiaye muy jëkkëru Ndeye Khady moom it war nañ ko mën a nommer de ñu nommer ko na moom it yii comme un lieutenant ci civil yi comme ñoom nu mu tuddati armée bi ñoom it am nañ seen nomination ñun ñi civil yi ñun nañ ko nommer ñun it Ibrahima Ndiaye moom it ñu defal ko ñu nommer ko comme lieutenant moom it ba pare jox ko ordre national du mérite parce que mérité na ko moom it ñu may ko 10 secondes macha allah xam nga lu tax ñoom ñëpp ñu war leen mën a jàppale war leen war a taxaw parce que dañoo wane ci jikko ju noble une noblesse gor jafe na ci sunu réew mi parce que ñu bëri xaj nañ ci poos mais moom ñoom wane nañ loo xam ne franchement macha allah et chapeau à eux moom mu ne ñu ne ko ci PV bi mu ne moom toujours Adji Sarr da ko doon ay faisait preuve d'une agitation troublante ana Sonko indil Sonko ana Sonko gisuñu Sonko lu tax Sonko ñëwul Sonko nanga Sonko mu ne ba moom affaire bi jaaxal ko yu mu mosut a gis habitude inhabituelle boo xam ne xamul ko wuñ ko ci moom ana mu ñëwul mu ne moom mu jaaxle loolu yëpp lan ma ko waraloon mooy 17 fameux jours yi liñ ci waroon dox looloo ko taxoon mu jaaxle woon doon ko sonal te lim doon def un esprit rationnel c'est parfaitement qu'une victime bu nga xam ne dañ lay violer ngay lijjanti waa ji ñëw naag ñëwul ak nangam kii yor pistolet di la menacer mu ne te boobu ba léegi tamit ngay laajte fu mu nekk ak lu tax ñëwul ak nangam ah xam naa ne boobu viol de moom kenn mësu ko gis ci histoire wu viol di la demander noonu foo nekk fu mu nekk ba wax ne sax yónnee na ko message ñu laajaat ko ñu ne mu ne message ba effacé naa ko ah waaye boobu viol moom réew moom xam naa ne loolu moom ñii expert ci viol war nañ ñoo wax loolu fu mu dugg lu tax ñu ko doon laajte wala lu tax tam moo doon sonn ana Sonko moo tax dëgg alalu yàlla la ci kaw rek la jëm dara du ko dindi kon loolu ci jëkkëru Ndeye Khady muy Ibrahima Ndiaye il le mérite moom it parce que ni mu doon manifesté wu mooy wane ne ki la bëgg a rey wala ki lay violé wala indi la pistolet wala bëgg laa nangam nga koy laajte di ko topp kon loolu rek doy na sëkk ay mbir ñu jóge ci loolu ci Ndeye Khady jóge ci jëkkër ji Ibrahima Ndiaye xam nga loolu c'est paradoxalement kenn mënu ko nangu xel mënu ko nangu énergie boobu nit di ko def ci ku lay violé moo tax yenn yi xel daf ko nanguwut te loolu yëpp ñu leen wax nañ ko ci PV bi ci 3 auditions yi Seybani Sougou moo ko bind ci article joxe date yeeg joxe mention beeg lépp man dama lire rek comme ni nit ñëpp di gëstoo di jàng rek di xool bu dee amut nañu ne kii li muy wax amut lii moo am lii ak lii c'est facile. ñu jëm ci 3e personne bi muy Aïssata Ba mooy beneen 2e masseuse kooku moom it war na wax te wax na ñu ne ci 3 auditions yi liñ ko laaj moom dafa doon enfoncer sax Adji Sarr mu ne parce que daf ko sax doon sonal ci mbiru Sonko te moom ci boppam dafa enfoncer Adji Sarr bay demande mu ne même ci jour ba sax daf ko ne génnal ne ko dinaa la may 100 000 Morgane nee na du 100 000 500 000 te Morgane ku déglu tout le discours bi mu wax ak date yi heure yi moment yi appel yi no xel jëriñu lu dul xalaat am na loo xam ne nit mënu koo xam nit mënu ko muusa waane ba xam ko xel réyewu ko pexe réyewu ko
loo xam direct moo ko mën kon loolu mooy lu am solo mu ne moom li Morgan wax une fille moom it boo xam ne mérité na respect parce que ñoom mérité nañ un respect ah mérité na ko muy Aïssata boobu moom it mun nañ ko jox ordre national du mérite masseuse la comme moom ñu koy proposer 500 000 ñi 100 000 lañ wax ñi Morgan nee na 500 000 mu bañ pour honneur am te munoon wax ñu jox ko 500 000 mu toog bu ñëwee waxee lee moom mu wax lële lekk na woon na 500 000 mais mu am honneur am moom it peut-être yorutoon sax salaire u 50 000 wala 100 000 munu ko am mais mu am honneur waaye moom it mérité na ko waaye tout le respect à Aïssatou waay mérité nañ ko am na ñit ñoo xam ne mérité nañ ordre national du mérite ci réew mi parce que ci mbiru Sonko bii rek ak Adji Sarr lu nekk mën nañ leen ko ci noween macha allah ci xale yi moom ci boppam moo témoin ci ni mu ko doon sonale ci biir loolu ñu ne les témoins écartent non seulement la thèse maanaam ci li mu wax nii la amee nii la nangem ñetti ñooñu ñëpp dañoo teggi tuuma yooyu ne loolu thèse boobu amul li mu wax munu nekk foofu munuñ ko fa violer mu ngi nangam kon loolu doy na sëkk ci biir loolu maître El Hadj Diouf bi ñu demee ci télé bi moom déclaré ne dafa am ay preuve nañ ko seetaanaat moom mu ne dafa am ay preuve dafa ëmb moo ko waxoon am na ay preuve ci pistolet yi lépp fekk ay fake news la woon ay fake news la woon rek mais du woon lu am moo tax àdduna lépp nañ ko def ci dëgg te ma jàpp ne association des femmes yi nekk ci réew mi muy réseau Siggil Jigéen ak observatoire national de la partie rek ñoom ñëpp kenn taxawu ko mooy dañoo xam ne am na lu ci nekk gis nga dëgg boo ci nekkee yàlla mooy ñëw te loolu la président Ousmane Sonko am loolu tax nit ñëpp taxaw ci juróom boobu te nag nit ñi ngi koy xaaraat bu ne ayca nit ñi ne ayca bu newul ayca nit ñi ne ayca te incha allah dinañ ne ayca ñu ngi koy déglu rek ñu ngi leen di déglu ci biir loolu ñoom li ñu wax rek dafa doy sëkk xanaa boobu débat boobu dafa war a clos certificat médical wax na ne lii moo am PV wax na ne lii moo am waa lan moo ci deseti xanaa boobu lu mu bon boobu foofu mbir mi dafa waroon clos mais mu continuer kon yaa am na un mais du suuf am na lu nekk ci suuf te li nekk ci suuf du mos a génn dañ doon sonn rek moo tax nag ku yebu nekk ci lu baax te ñooñu mérité nañ c'est des ay gor pire lañ gor pire loolu laa ci amoon lu may wax ba suba incha allah ñu yeggali 3e partie bi ci taxawaay ci lépp ñu def ko ci dal ci teey ci loo xam ne lii moom maa ko liir lii maa ko gis am na amut nañ ko démontrer El Hadj Diouf démb dégg naa laaj nañ ko journaliste yi mën a dootu ci wax du waxati parce que li ñu wax ba pare ñu ne audio yu nekkul lu compatible maanaam audio yi authentique tey mun nañ ne audio yi authentique li génn nii ñu ne authentique moo tax macha allah MC Baye bu Baye Niass macha allah muy doomu Baye di caatu Baye ñu ngi koy rafetlu ci taxawaayam parce que li mu def nii ñu ngi koy remercier aussi parce que yombul loolu laa ci doon am lu may wax di leen baalu àq ba suba incha allah ñu ñëw ci 3e partie bi wa asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu